RFM matin 8h jot na jàngeen jëf mbokk yi bisimila ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj Assane Gueye salaamaaleykum. waaleykum asalaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp Sénégal ak jàngoro coronavirus lim ba ci ñi ko amee ñu nga jamono yi ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar juróomi diwaan jàngoro ji laal na leen lu ci mel ni ca Kédougou moom benn waay ju ko amee jàngoro ji moo dugal ti tànge ci kaar boo xamante di bus bu daa daw Dakar Kédougou ay njaboot ca Wélingara yu nu daal di quarantaine ber di may gët ñeent ci njaboot wàllu xibaar ñeel coronavirus gi ba tey lu jëm ci laaj bi ci xel yu bari Sénégal ndax dañuy dem ba yegg ci confinement te nit ñi ci bërëb ya police moom lu ci mën di am mu ngi daal di wooy nitam consigné gi ngir rek ak doxale jëm ci bépp mesure tukkee ci kuréel gi taxaw ci réew mi ngir xeex ak coronavirus lu jëm ci gouvernement bi nag niy déglu di njiital réew mi président Sall ministre yu Seydou Gueye ni waxe moo yore wàllu communication gouvernement boobee sport gi dinañ ci ànd ak Youssouf Boña ngeen baal ma Corona News lay doon sport gi ab diira ngi yëngu amu ca kon dañ leen di jagleel rubrique boo xamante ni moo ëmb lépp luy xibaar yi mujjee ñeel jàngoro ji yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye chronique culture bi dina bokk ci ñaareelu xaaju xibaar yi ci technique bi Abdoulaye Diop. kenn ku amee jàngoro yi coronavirus kër docteur daal di ko dëggal muy kon benn cas confirmé dugal na njàqare tiitaange na ko noonu ci bus transport bu doon daw Dakar Kédougou waaye kilifa yi nag daal dinañu dalal xel yi juróom-benn fukk yeneen ya seqoon ak ki amee jàngoro ji kaar ba daañu wéy di leen may gëtab diir ngir wàllu paj yeeg la ca war yëpp Kédougou Ibrahima Jabaxate. autorité sanitaire yi district bu Kédougou yëkkati nañu seen kaddu jamale ko ci juróom-benn fukki passagers yi nekkoon ci biir bus Teranga ñu ànd ak daal ci cas coronavirus bi ñu nemmeeku ci biir bus bu doon rallier Kédougou bi ñu yegsee Fatick le service sécurité immobilisé bus bi ci biir bus bi amoon na benn femme bu jóge woon Paris fale ci France depuis le 18 mars dernier moo amoon doomi jàngoro bi saa si ñu daal di ko wàccee jébbal ko autorité médicale yu région bu Fatick docteur Fodé Damfakha mooy médecin chef district sanitaire bu Kédougou. dafa am information boo xam ne mi ngi daw ci réseaux sociaux yi depuis ce matin buy wax ni Kédougou dafa am benn cas suspect bu Covid-19 donc moo tax information bi vrai mooy cas suspect boobu àggul Kédougou Fatick lañ ko arrêté wàccee ko foofu isolé ko def prélèvement bi et que prélèvement bi dikk doon positif donc ce qui fait que ñi nekkoon ci bis bi yëpp dañ leen di considérer comme cas contact ñu war leen suivre pendant 14 jours mais suivi boobu dina laaj engagement bu bari dina laaj ñu rassurer personnes yi nga xam ne ñoo nekkoon ci bis bi mais surtout ñu rassurer famille yi nga xam ne ñoom ñooy accueillir personne pour wax leen ne ñooñu nekkuñu tey ñoo xam ne am nañ feebar bi mais quand même suñu jëlee mesures yu war kenn du ci wàll ñi nga dëkkal donc à partir de ce soir district bi jël na matuwaay yi nga xam ne dina permettre ñu dem ci kër gu ci nekk parce que déjà woo nañ leen ñoom ñëpp pour jox leen information bi ak li ñu jot a def en attendant ñuy gisee ak ñoom donc dinañ dem kër gu nekk waxtaan ak ñoom xool conditions yi nga xam ne dina permettre ñu def auto isolement boobu ñuy wax si jamais mu présenter ay signes dinañ def matuwaay yi war tamit. juróom benn fukki passagers yi ñi jot a yegg si fii ci Kédougou daañu beru lu tolloo ci fukki fan ak ñeent pour ñu seet ndax amee nañu doomi jàngoro bi wala déet Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. ñu des li nga xamante ni mooy ca gox yooyu la ko wër bokk na ca frontière bi diggante Sénégal ak Mali matuwaay ak jumtukaay yi ngir moytu gi ñeel jàngoro ji yokk nañu ko foofee seetlu gi ko def gouverneur Kédougou la ci ngan ca Moussala Seex Ndaw ñu teewlu ko Ibrahima Jabaxate. leneen li ma seetlu nag dama gisoon ne am na poste de santé ak infirmier chef de poste mais dafa xawoon a dellu ginnaaw tuuti sori demandé naa en plus poste de santé boobu ñu ubbi poste de santé avancé démb bala ñu fay jógee taxawal nañ poste de santé avancé bi ñu am centre de transit am nañu centre de transit dem bala may génn fii am nañ ko donc yooyu yëpp bi ñu ko taxawalee ba noppi si la ñu mën naa continuer yeneen visites yi police gendarmerie douane fi mu toll nii ñoo bokk liggéey bi nañu fexe ba kuy dugg ñu xam kan la ak naka la dugg bi ñu ko defee it xool nañu point de passage yi nga xam ne moom la yoon ubbi muy bunt bi ñu war a jaar ñëpp war fa jaar ñu teg fa matuwaay yëpp ba mat na sëkk nee naa leen nag nañu saytu ñëpp bu ñu yàkkamti lu nit ñi yàkkamti ñoom nañ jël seen temps saytu kenn ku ne te it ñu waxtaan ak ñoom waaye yàlla dimbali nañ ba foofu leneen li ci des nag mooy dañu seetlu ne nit ñi yenn saa yi ñu rëcc jaar ci foo xam ne diglewuñu ko loolu tamit police des frontières wax naa leen am nañu ay poste avancé de contrôle poste de contrôle avancé loolu mooy tax ñu mën a dabu ñooñu rëcc te jaaroon foofu dugalaat leen. mu nekkoon monsieur le gouverneur bu diwaanu Kédougou Seex Ndaw ak Ibrahima Jabaxate ñu dem Vélingara bi yoon ak ñeenti njaboot yu nu fa daal di def quarantaine foofee daal di leen ber di may gët ngir lekk lu jëm ci wàllu fàggandiku gi ci xeex beeg jàngoro yi coronavirus li waral nag ber gi mooy dañoo daal di am ak contact maanaam dalal kenn koo xamante ni daa amee jàngoro ji ca boobu woon Thiès ci leeral Abdoulaye Diallo.
xibaar yi mujjee ci jàngoroy coronavirus ñooy xamle ne am na ñeenti famille yu quartier Marewe bu goxu Vélingara yi ñu ber loolu li ko waral mooy dafa am benn jigéen bu dëkk Thiès te demoon ca benn xew mariage ca Vélingara ginnaaw bi mu ñibbee Thiès la ñu saytu yaramam gis ne moom jigéen bi dafa yor jàngorowu coronavirus. ci kaddu médecin chef district sanitaire bu Vélingara bi joxe xibaar bi ngir aar nit ñi ca bile jàngoro moo waral ñoom ñu daal di jël ay matuwaay ngir ber képp ki ñu jàpp ne laale woon na ak ndaw soosu. noone la ñu ber ñeenti njaboot yu quartier Marewe bu commune Vélingara aji wopp ji séjourné woon na ñetti fan ca Vélingara maanaam les 13 14 et 15 mars bi weesu bi mu ñibbee ca Thiès lañ ko testé positif au coronavirus fàttali ne bu bile jàngoro coronavirus lëmbee adduna bi ak léegi fii ci Kolda ñaari cas suspect kese lañ fi jot a ràññee te bi ñu leen testé ñu doon ay cas yu négatif RFM Kolda Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye fukk ak benn ci ñu amee jàngoro ji ñëw dolliku ci lim ba fi woon ci Sénégal kon jàppale ni ñu ngi léegi sunum réew ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ñu amee jàngoro ji di coronavirus juróom ya wér juróom-benn fukk ak ñaar ñoo ne jamono ci loxol kër docteur ñu ne ca paj ma diggante Dakar ak Touba juróomi région nag jàngoro ji laal na ko fi ci mim réew Dakar la Thiès Saint-Louis Diourbel Ziguinchor département bu Mbour nga ca juróom-ñaari kaayit yu nu daal di gis jàngoro ji ci yaram ya ministère de la santé ak action sociale nag di fàggandiku ci lépp lu mun a am ëllëg bokk na ci yokkuteeg lim bi ci ñi war a am jàngoro ji ca bu boobaa it am na bërëb yoo xamante ni defar nañu ko di site ngir dalal maladie bu ko laajee ci leeral ñu ànd ak directeur centre opération d'urgence docteur Abdoulaye Bousso. actuellement ñu ngi leen di fajee ci hôpital Fann ñu ngi leen di fajee ci Touba ñu ngi leen di fajee ci extension wu hôpital Diamniadio ñu ngi leen di fajee également ci hôpital régional de Ziguinchor donc ñu ngi vraiment di góorgóorlu pour jéem que au niveau des régions ci régions yi ñu am capacité pour jël en charge maladie li ñu mën wax aussi mooy ñi nga xam ne dañu feebar dañuy seet ñi nga xam ne lañu taxalool te am nañ lu ëpp junni ñoo xam ne ñu ngi leen ciy topp te presque jege na junni ñoo xam ne génn nañ su suñu suivi mooy ñi nga xam ne dañu taxaloon ak ñeenti malade yi nga xam ne moom lañu njëkk a am ñooñu gis nañ ni ba su 14 jours yi bi mu jàllee kenn amu ci feebar bi donc ñu si sant yàlla ci loolu maintenant nag am nañ lu ëpp junni loo xam ne ñu ngi leen di topp pour xool et normalement fii ak fukki fan ak ñeent dañu mën a xam est-ce que dinañu am feebar wala duñu ko am. docteur Abdoulaye Bousso mi jiite centre des opérations d'urgence ba tey jëm ci xeex ak coronavirus Mbour daal di am juróom-ñaari nit ñu amee jàngoro ji di ay cas positif ci njeextalu ay bés bi ñeel kon jàngoro ji Mbour ay ñetteelu département bi mu gën a laal ci juróom-ñaar yi nga xamante ni nag ñoo daal di amee jàngoro ji kenn que li ñu duppee transmission communautaire maanaam daal di wunu xam fu mu ko jëlee ci penc mi la ko dabe jàngoro ji am na fa nag benn ci gox foofe ca Mbuur bu nu ko fa daal di xayma ab clinique bu nu fa tëj sax personnel ba ñu def quarantaine di may gët geeg ber gi Abdourahmane Diallo ciy leeral. juróom-ñaar mooy lim ñu am coronavirus ci département bu Mbour dëgg la sax ci dimanche bi enregistré wuñu cas positif teewul am na ñu bëri ñi nga xam ne njortoon nañ ni am nañu coronavirus bi ñaar ñu mujjee am samedi bi la woon keneen ki ab tubaab la tubaab boobu sax dafa ñëwoon ci ab benn clinique ci Mbour ngir faju ginnaaw ga sax bërëbu fajukaay boobu tëj nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñoo fa doon liggéey ak seeni njiit ñoom ñëpp ñu ber leen cas bu mujj bi nag moom ki ko wàll xamu ko waaye waa ji mu ngi dëkk ci ab quartier bi nga xam ne ci commune Mbour la nekkee te bokk na ci quartier yi nga xam ne ñoo ëpp nit mu doon mbir mi nga xam ni sax ragallu na teewul kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy wàllum wér-gu-yaram ci Mbour bëgguñu ca yéey yàbbi looloo tax bëgguñu wax lu jëm ci coronavirus bi fi mu amee ci biir dëkk bi juróom-ñaari nit ñi nga xam ne nag am nañu coronavirus ci département bu Mbour ñoom ñépp fi mu ne nii ñu ngi leen di faj ci hôpital bu Fann lim bi day firndeel ni Mbour mooy ñetteelu département bi nga xam ni ci la coronavirus bi ëppee doole ginnaaw Touba ak Dakar commune yu mu jot a laal nag mooy Malicounda Mbour ak Saly RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane pàttali gi du doy lu jëm ci xeex ak jàngoro coronavirus fàttali ñi yëg dara seen yaram le kër docteur sàkku ci ñoom du ñuy dem di wëri hôpital waaye ñu toog seen kër woote ngir moytu wàlle gi nga xamante ni kenn du xam fu muy yem ci ba nga jógee fabu fa nga jaar rek ba ni ngay yeggee kër docteur mën nga wàll kii di docteur baak malade yàgg la ko wër kon li nuy digal ñu yëg ci yaram yi lu di nuru wala xeetoog jàngoro ji ñu woote ci numéro yi nga xamante ni
daal di nañ ko ci joxe gën na caa ràññiku numéro vert bu ngeen dul fay dara 800 00 50 50 wala ci 15 15 police nationale moom consigné personnel am wóolu leen ngir rek waajal lu jëm ci wàllu taxawaay gi mesure bépp boo xamante ni jël nañ ko ci réew mi ci wàllu gox yeeg ca mu tukkee ci cellule de crise bi fas nañ yéene yooyu agent police ak doxale am ci directeur général de la police a ko xamle teg ci ni lu jëm ci wàllu déposé geeg wuti carte d'identité yenn service yi nga xamante ni duy jàmp daal dinañ ko aj ba beneen ak it wàllu contrôle gi ci tali yi ñeel wote yi amul immatriculation maanaam yu nu war a réimmatriculer ne ay wote yu bawoo bitim réew loolu lépp dañ ko tegandis lëf ngir jublu ci li di noon benn bi Sénégal nag fu nuy mujj du ci mbaa du ci confinement ñu daal di toogloo ñëpp lu ci mën di am président Sall mooy yor coggalu guy gi noonee la porte-parole gouvernement bi gisee ministre Seydou Gueye ñu teewlu ko Hadj Ndate Diop. boo leen ko seetloo décision yi muy jël parce que diggante le 2 mars ak tey yëkkati na kàddu ñetti yoon jëmale ko ci askan wi di leen ñaax taxaw na taxawaayu wone parce que wone nañ ko sax muy raxas ay loxoom di ko digle te bés bu ne génne na message ci wàllu naka la ñuy def ba yokk prévention bi décision bi bu ko waree jël moom ñaar lañ ciy jàpp boo ko jàngee décision yi mu jëlagum yépp bu ci ne day jël décision bu adapté ak situation bi parce que ci ay information yu wóor la koy teg donc bu jàppee ni war nañu yegg ci état d'urgence bu ko jàngata maye dina ko def parce que yoon may na ko bu jàppee ni recours beneen bi mooy confinement dina ko def ci anam yi nga xam ni efficacité biñ ci seen nañ ko am mais fi ñu toll nii balaa ñuy wax ci loolu nañ leen gën a taxaw ci comportement yi nga xam ne mooy geste barrière yi lii tax du la dugg lii tax ba doo ko jottali keneen te kooku dama koy waxaat mi ngi ci loxo yi ñu raxas ko muy set mi ngi ci observer distance yi mi ngi ci limiter déplacement yi comme ça ñu dimbale ñi nga xam ni mooy personnel de santé bi dañ leen di gërëm encore une fois ñu koy gërëm moom ministre Seydou Gueye ñaari yoon ci taataan gi ñeel leeral yi waaye ci taxawaay geneen gi ndax ñu fàttali ni moom ministre Seydou Gueye ak soxna seen bu Ndour naka noonu soxna Oulimata Dioum daal dinañ fi jaar démb nay dëkkandoo Médina indi fii ni nu ko defee ci gox yeneen yi ay produits ci RFM produits yi jëm ci wàllu fàggandiku gi ñeel jàngoro ji muy gel ak yeneen ak ya muy àndal yëpp ci wàllu cet kon dina nu may ñu gën a fàggandiku rawatina sama naar bi ci suuf Babacar Fall ragal lool jàngoro ji kon ñu gërëm encore une fois ministre Seydou Gueye démb la woon jokko bi ci édition spéciale bi ñu leen doon dégtal àndoon ci Hadj Daouda Diouf ak Hadj Ndate Diop ministre beneen bu daal di taxaw ngir xeex beeg jàngoro coronavirus monsieur le ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak transport aérien di Aliou Sarr ci bataaxal bawoo ci service am jàpp nañ ne daal taxawal nañ li ñu duppee vaincre Covid 19 initiative la jëm ci ñoom it dugal seen loxo ci sensibiliser geeg ñaaxe geeg fàggandiku gi réew mi jógtee ngir kon jàngoro ji lépp nag daal di bawoo ci lii di taxawaay genn gi tukkee ci cellule communication bu ministère de la santé cellule de crise ngeen baal ma ca commune bu Pikine Ouest marché ak li nga xamante ne mooy bërëb bi poy yëpp dinañ ko daal di tëj li ko tàmbalee altine ji lay doon dogal bi mu ngi tukkee ci maire gox ba di Papa Gorgui Ndong ñu teewlu koog ndongo kaa lépp loo xamante ne aire de jeu la maanaam terrain de football yi parcours sportif bi li nga xamante ne ay salle de jeu la loolu jël naa dogal fermer ko à partir de lundi ba kenn dootul dem foofu puisque nag situation bi foofu la toll bu weesoo boobu mesure jël nañ aussi arrêté ne li nga xamante ne jëm na ci sunuy marché yi d'abord marché hebdomadaire yi arrêté nañ ko waaye ñaari marché yi nga xamante ne am naa ko ci biir commune bi muy marché Savanel ak marché Djibisar pour le moment marché Savanel jël naa dogal fermer ko temporairement fermeture temporaire bi nag mooy à partir de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures lay tëj nga xamante ne bu tëjee à 15 heures dinañ ak rapport ak brigade service d'hygiène bi dinañ ànd def saupoudrage bi def désinfection bi ba continuer sax def ko ci yenn lieux yi nga xamante ne tey ay lieux public am na message boo xamante ne mooy message bi nga xamante ne population bi nañ respecter strictement li nga xamante ne tey mooy mesure d'hygiène yi nga xamante ne personnel médical bi santaane na ko ku ci nekk ci ñun war ko respecter beneen yóbbal bi mooy ku ci nekk bu nekkul lu urgent lool nit ñi nañu toog seen kër yi. monsieur le ministre Papa Gorgui Ndong ñu fàttali ne léegi mooy maire bu Pikine Ouest ci waxam junj na service d'hygiène moom it RFM amel ko ngërëm lool service d'hygiène ak njiitam bu département bu Dakar Major Alla Ngom ay agent taxaw nañ fi taxawaay bu rafet démb ci wàllu pompe geek désinfection seetal wi ci sunu bërëb bi studio ak bureau yeeg fu ne kon it RFM mu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen masawu nag ci liggéey beeg mettiwaay bi jamono yi ndax gis nañ ni service d'hygiène taxawee muy Dakar di gox yeneen ci Sénégal.
ci marché Tilène it ña nga fa woon sax ñoom démb ci ngoon ngir wàllu désinfecté gi jàppale ni foofee nag ak dogalu maire ba jëm ci tëj marché bi li ko dalee 18h démb daa mel ni fitna xaw tuut mu jóg fa bu fa jógul ba noppi ndax ñu ngi may waxal lu bataille rangée diggante agent yi mairie baak commerçant ya leeral li Oumar Mbow. tojum marché Tilène mujjee ci xeex. ay commerçant yu mer ba futu di wone seeni nakar ginnaaw mairie bi jël na dogal ne day tëj marché bi. ñenn ñi di gaawantu di rawale seeni bagage ngir tëj seeni magasin. ñi gën a néew di doole ñoom jooy lañ doon def. looy jooy ñun dañoo jooy ñun dañoo yàq seen bagage dañoo jooy réew ngay jooy. ngir nag sàmm kaaraange ak tamit aar askan wi ci coronavirus maire bu Médina ne kafu ci réew ci Bamba Fall. ñii xëbër yi intéressé wuñu ma parce que ñu ngi may woon ne tey xaalis moo leen gënal dund ñun nii jamono joo xam ne tey ñu ngi naan Burkina Faso 4 ministres infecté nañu démb Italie 473 personnes ñoo dee ci benn jour yow xalaatoo waa Médina yow la nga jaay rek am sa xaalis moo la intéressé du ma xaar ba Médina nit ñi di fi dee naan damay rëccu kon boog du ma xaar ba mu dal fii damay randal yi 18 bi yëpp bu feebar bi arrêté ñu delloo lépp ci la mu nekkoon mais bu feebar bi lawee jàppal ni mën nañoo dem sax ba wàññi heure bi wala ñu tëj marché bi parce que man dund waa Médina moo ma gënal xaalis bu ñu ñëwaatee ma duma leen. rajo askan wi. ñu yegg si ak yéen ci pàcc bii di Koro News lépp luy xibaar yi mujj ñeel jàngoro ji ak soxna Fama Dione. coronavirus ni muy wëree àdduna jéggi na dayoo démb bi juróom-ñetti waxtu tegalee juróom-ñetti simili ñu ngi woon ci 200 junni ak lu tekk ci ay doomu aadama yu am jàngoro ji juróom-ñeenti junni ak lu topp ñàkk ci seenu bakkan ñetti waxtu ginnaaw maanaam bu 21h jotee ñu am 400 junni doomu aadama yu am jàngoro ji maanaam lu ëpp junni doomu aadama amaan nañu ko ci diggante bi lim bi faatu di gën a yokku bi ñuy def papier bi ñu ngi woon ci fukki junni ak ñeent ak lu topp ci continent Afrique nag lu ëpp junni doomu aadama am nañu jàngoroy coronavirus Uganda ak Érythrée ñoom xamle nañu ni am nañu seeni cas yu njëkk Tanzanie Éthiopie Maurice ñoom nee nañu am nañu ay cas supplémentaires Kenya xamle na ni démb ci dimanche bi am na juróom-ñetti cas ba tax ngir mën a xeex ak jàngoro jile Afrique sowu jant am ay jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ba tax ñu jël ay dogal yu am solo Lagos nekk ca Nigeria 20 millions doomu aadama di fa yeewoo foofee jël nañu ay dogal jëm ci tëj lépp luy baar restaurant ak boîte de nuit waaye nag njortu nañu ni dogal yooyee dina naqaree jëfe ndax lu ëpp ci askan wi li nga xamante ni moo di économie informelle la ñuy def rax ci dolli xew-xewu diine ya day dajale ay junni doomu aadama ci continent bu Europe pandémie bi mi ngi xel di teg ay coono Angela Merkel daal di ber boppam chancelière allemande bi nag def lu ni mel ginnaaw bi nga xamante ni jege na ab médecin boo xamante ni dafa am jàngoroy coronavirus ca France moom lu ëpp fukki junni ak ñeenti doomi aadama am nañu jàngoroy coronavirus juróomi téeméer ak lu topp ñàkk seen bakkan ci diirug benn fan rek téeméer ak fukk ak ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ñu waxoon nag confinement bi daañu ko amal fukki fan ak juróom waaye boobu moyul daañu ko yokku ñaar jàpp ñeent ayu bés foofee ñi ngi ñaax askan wi ñu toog seenu kër bu ñu génn budul ni dañoo bëgg a jëndi lekk faju mbaa liggéey boo xamante ni mënul xaar waaye li doy waar moo di ñenn ci doomu France yi nangu ñoo fonk confinement bi ba looloo waral maire bu Paris di Anne Hidalgo daal di ne bëgg na ñu indi ay mesures yu gën a metti dàqul ñu tëj lépp luy marché plein air bu dee ni France ñàkk sàmmonte ak confinement bi la ñuy jooy ci Italie moom ña ngay wàññi seeni néew ci benn fan rek juróom benn téeméer ak juróom fukk ak benn doomi Italie ñàkk nañu seen bakkan ba looloo waral limuk nit ñi faatu ëpp
na 5,000 ca Espagne nekku ñaareelu réew bu jàngoro ji gën a sonal ca Europe foofee nit yi faatu ñu ngi gën a yokku ci diiru benn fan lu ëpp 300 ñàkk nañu seen bakkan foofalee confinement bi daañu ko yokk ba fukki fan ak benn ci weeru avril gii di ñëw. coronavirus yamul Europe ma nga ca Amérique foofu le nag ci administration américaine ba am na kenn ku ko fa amee ginnaaw kuy liggéey ci Maison Blanche bi yoon sénateur bi di Rand Paul moo am jàngoroy coronavirus bi yoon nag nekk bu njëkk ab élu bu nekk ci chambre américaine bi am jàngoroy coronavirus. ba tey ci États-Unis fanweer ak juróom-ñetti nit lañu testé ñu am jàngoroy coronavirus loole mi ngi amee ci complexe bi nga xamante ni moo di Rikers Island foofule ñu bëri ci ñoom dañ leen tëj kaso. jërëjëf soxna Fama Dione ñu yegg seeg yéen mbokk yi ci culture gi chronique beeg Hadj Ndate Diop. dal leen ak jàmm. ci jamono ji nga xam ni ñëpp takku nanu ngir xeex mbas mi di coronavirus écrivain di maanaam bindkat yu Sénégal de suñu gannaaw ngir indi seen wàll ci xeex bi kuréel gi leen boote di association des écrivains du Sénégal àndandoo ak PEN Sénégal di poète écrivain novelliste daal di nañuy samp ab concours jagleel ko ndaw ñi ci wàllu taalif di poésie thème wa di maanaam xët wuñ ko jagleel ñu duppee ko halte au coronavirus. Alioune Badara Bey moom mooy njiital écrivain yu Sénégal dañ koy dégloo Papa Balla Gueye. xeex bi ñu war a xeex coronavirus bi. loolu nag ñun bindkat yi nga xam ni association des écrivains ak yi nga xam ne ñu ngi ci beneen kuréel bi nga xam ne aussi bindkat yi lañ muy PEN Sénégal dañu décider daal lancer benn concours mais ci poésie ci genre bi nga xam ni vraiment defe nañ ni moo gën a accessible. mais ñu ciblé aussi benn génération muy jeunes yi donc ñi am moins de 25 ans ñu def ko aussi ci ñaari làkk yi ñu def ko ci français def ko ci wolof benn thème rek la mooy li nga xam ni moo song àddina bi mi coronavirus bi ñu def ci li koy arrêté ku ci nekk bind ci liñ ci xalaat participer ci sensibilisation boobu ñoom comme ay jeunes lañu actuellement école yi ñu ngi nekk en vacances ñu ngi nekk ci kër yi donc ñu participer si occasion la pour ñoom aussi ñu indi seen contribution parce que ñun écrivain suñu arme bi ñuy xeexee mooy plume bi naqar bu fi mës a am wala bànneex bu dañ ci mës di participer bu ñu paree ci thème boobu noonu ñu koy defee effectivement dina am prix non seulement dina am prix waaye fanweeri poème yi nga xam ne ñoom lañu gën a noté dinañ leen publier dina nekk objet wu édition bu wolof ak bu français lancé nañ ko depuis 5 jours mais date de clôture bi moom c'est le 15 avril à 18 heures. ci wàllu woowu ñu yokku ci rek ni aseer ji ñu génn daal dinañuy màggal ci àdduna wërngal këpp bis bi nga xam ni moom la ñu jagleel wàllu poésie di maanaam taalif bés boobu nag UNESCO ci atum